mooy cerveau wu complot bi muy Mamour Diallo parce que tout converge vers Mamour Diallo oto ba doon jëlee Adji Sarr ci guddi gi oto Mamour Diallo la Sidi Ahmed Mbaye manipulé par Mamour Diallo Pape Samba Sow avocat bi nga xam ne moo nekkoon rëcc ci dossier bi di bindal Adji Sarr moom ak Dior Diagne ak di leen yóbbu ci docteur Alfousseyni Gaye mi nga xam ne yoonam nekkul dañ ko tooñ moom Pape Samba Sow boobu nga xam ne moom goro Mamour Diallo la moom it mi ngi ci complot bi tout converge vers Mamour Diallo amul benn élément avocat bi défendre Adji Sarr te fes avocat tappalekat bi défendre Adji Sarr moom it mooy avocat wu Mamour Diallo ci dossier 94 milliards yi ko Ousmane Sonko jiiñ yoo xam ne moo tax moom Mamour Diallo ñàkk postam ca DGID yooyu donc éléments yi noo ko jëlee te ñoom ñoo nangu ni te Mamour Diallo moo waxal boobu ci audio mu leer naan ni Mamour Diallo moo waxal boobu ci audio ne Adji Sarr man ak yow dañoo am contrat bi may ma yàggatul dans 3 mois dañ def procès suñ defee procès dinañ la wutal bu procès bi jeexee maanaam ba nga taxal waaji ci ay kàcc ci feni neen daan la wutal passeport mooy certainement passeport diplomatique wala passeport de service parce que passeport ordinaire moom amul lijjanti boo demee ci bureau de passeport boobu du ma ti dem léegi gaaw na gaaw boo xam ne en 48 heures ñu defaral la ko léegi donc du boobu la ñuy lijjanti boobu moom ñëpp mën nañ ko am boo ko réeralee sax certificat de perte ngay def yóbbu ñu defaraatal la donc bu ko nee dama lay wutal passeport après procès bi dans 3 mois léegi ba noppi daan la yóbbu nga tukki loolu leer na naa ñu ne complot la beneen bi mooy ñëw ne ko aji gis naa la gis fa nga nekkoon mu ne ko maa ngi woon ak élément bi mu ne ko ah bon affaire yooyu mu ne ko mais li tax te ñoom dañ fee weddi woon ne daa daw mu leer nañ ca foofa te kàcc amoon na parce que am na benn féministe bu ni ñi wax ne daa daw ak daa ñëw nekk ci man du dëgg te moom it fa mu waxe woon ni moom musta héberger Adji Sarr moom ci boppam moom féministe boobu moo taxawaat daan ne Adji Sarr bu du fëgg sama buntu ma ko ubbil donc mu leer nañ lool xamu ndax suivre ngeen ko ci benn live voilà donc pour wan la ni daal dossier bi daal moom yàlla dem ko leeral et puis li ma ci neex mooy ci koor gi la ko yàlla leeral lépp boo xoolee li élément clé yëpp ci koor gi la génn macha allah ci koor gi ci la yàlla leeral lépp ci fin bi nag fin koor gi nag docteur Alfousseyni Gaye ñëw tëj dossier parce que ci la justice tamit tàmbale déclenché machine bi waaw moom laa lay wax mais moo tax ma ne la xamuñu leen ko defloo ca dama la début koor ba léegi ñuy def audition léegi ñëw nañ ci fin koor gi léegi docteur Alfousseyni Gaye mi nga moo yore pièce bi ci ëpp solo muy bii firndeel ndax séq am na wala séq amul alors boobu ñëw leeral ni séq amul wax ji fekk na boobu daan leen wax ay test ADN faaw mu am beneen mbir ñëw sama xel si par extraordinaire xam naa li mbirum sunu borom moo nekk si ginnaaw si par extraordinaire yénti woon neen Adji Sarr séq ku mënti doon dina doon gën a compliqué mbir yi mais fu mu toll nii wax ci ADN ñi nga xam te ni ay ñooñu Adji Sarr da nga koy wax ñaan sax ñoom am nañ lu wóor lu ñu téye ko fu wóor di xaar rek procès ñëw pour ñu génne ko wax ndax waa dina def ADN am de test ADN am de du ko def loolu yëpp noo koy jàngatee da nga koy def ci mbalit bi wala. ah mais bañ a def ci mbalit xamul tax Mohamed pièce bi tax bu leneen amee nee naa la loolu c'est le procès moral jiiñ ñu ko daa am lu ñu séq. non man waxuma loolu. waaw non c'est important. si ñi ay avocat yoruñu dara ñii ne par exemple Abdou Diallo Kane mi ngay wax nii dégg naa ko mu ne on a tous les éléments qui prouvent le viol. non ci ça te il est réputé être sérieux. moom li sa reconnaître na ko. waaw non man reconnaître man xaw ma ko. dama ni kii la sëñ Mbacke Ndiaye moo fi tegoon reconnaître. dama ni mais moom sa li mu wax soriwul reconnaître. lan la il est sérieux. lan kan mooy que ngeen dégg ko ci dara ku làqu la mu ngi toog rek. non woo ma ko làqu dama ne la moom dafa toog ci ru xam. waaw toog ci ru xam ak dafa làqu bokkul de man xaw ma ko mais dama ne la parce que man damaa jàpp ne dossier bii avocat bu sérieux du ci dugal boppam d'ailleurs gulet ma gis dossier viol boo xam ni bu am ampleur bi ñu wër am ñu doon ñaari avocat non c'est vrai hein c'est extraordinaire dama lay xoolal gis nga dossier viol yi fi am non man damay suivre viol ci tour ñi borom tur yi waxuma violu quartier yeeg yooyu parce que bu doon viol de quartier la moom une semaine lañ koy àtte ñu tëj wala ñu tëjee wax ji féete boor mais bii c'est parce que c'est un dossier sérieux parce que dafa am kon ragal koo xam ne moom lañ bëggoon a jaare ci viol pour éliminer ko loolu tax mu nekk un dossier sérieux mais y a rien dans le dossier c'est un dossier vide la ñuy bañ a dégg dil bi moom claté woon na jamono ma ko doon wax tey la gën a claté maanaam docteur bi ñëw nag xam nga daa claté woon docteur bi ñëw na rajaxe nag affaire bi maanaam daa claté woon rek waaye fi mu toll nii moom da koo rajaxe moom docteur Gaye parce que fi mu toll nii information bi c'est une bombe gis nga biñ ko nee tay man jàpp naa ne ñoom ñëpp fañ toog ndeysaan
ñaq nañ ñaq bu rëy a rëy xamul tax parce que fi mu toll nii léegi dootul problème ay viol xamalay fan la mbir mi toll lu jar ay tappale ak ragal ab leader ba tax ñu fomenter ce complot là ba fukki nit ak ñeent taxaw di xeex ba ñàkk ci seen bakkan ñooñ ñi ko def heure bii pour leen a fekk seen kër gis nga dossier bu ñu demee ba juge bi classé ko sans suite li ma gëm man laa les familles dañu war a porter plainte dem jébbal ko le juge d'instruction jébbal ko le doyen des juges wax ko ne ko nañu xool càmbar ñan ñoo def lii parce que ñun suñuy doom mënuñu leen a boom ci noonu mu jeex parce que loolu suñ ko defee dinañu permettre ñu ubbi beneen procédure boo xam daañu woo nag les comploteurs le chef du gang Mamour Diallo te damay wax ni ñu réglé ko ci nguuru Macky Sall moo gën a sedd ci ñoom dossier bi kenn du ko enterré de gis nga ñu réglé ko ci nguuru président Macky Sall comme fégal na 2024 daa fégal te ku fégal da ngay jox sa wujj mu aaye kan lay jox ci wujjam yi nag sénégalais yi ñoo koy tànn mais moom fégal na léegi nag comme fégal na li leer mooy bu fekkente ne moom dem na danañ acte dossier bii ci mu leer nañ 14 morts yi moom duñu bàyyi mu sedde noonu kon nag man li ma gëm mooy président Macky Sall ku koy digal na bàyyi ñu àtte Mamour Diallo bu dee jege ñaaleem parce que lii lépp complot bi c'est autour de Mamour Diallo tout converge vers Mamour Diallo loolu mooy dëgg ku naa fekkul nag laa man nag ma nekkuma di def ay affaire tappale comme ni ma ko doon waxee layam yi ku ne naan non est-ce que duñu wax ak kee non pourtant ñaari sénégalais lañ ku ci ne am na droit dem justice waxu tappale dama ne gis nga nit boo ko see xam dëgg da ngay àtte ci dëgg atte ci dëgg mooy xam ni fii la dëgg yi féete pare nga naan non est-ce que loolu bul ci dugg de yow xoolal sa crédibilité bu la ko dara jaral xoolal man nga ci doon wax loolu xam nga début daan nga ko wax ñaari sénégalais lañ de et cetera mais nag boo demee ba xam ne dëgg gaa ngi nii nag foofu nag yàlla dootu la mayeti ngay def di layam c'est-à-dire da ngay wax dëgg te yàlla tax dëgg te yàlla tax parce que léegi le médecin bi nga xam si mooy l'élément clé du complot moom moo l'élément clé de l'accusation moo ni ndaw si kenn yeggul ci moom. léegi est-ce que procès bëgg naa xam ndax ginnaaw éléments yi génn jàpp nga ni ubbeeku na ngir ñu war caa mën a dem. parce que déggoo li ma la wax xam nga tudd nga Mamour Diallo mi nga xamante ni moom nga jàpp procès bi war a def mooy xool commanditaire kan moo nekk commanditaire beeg yooyu loolu beneen procédure la mais dama la procédure bi juge d'instruction day topp li lay setal ak li lay taqal bu xoolee amul dara lu taqal Ousmane Sonko mënta dem procès foofu ordonnance bi muy def non lieu la mun nekk pourquoi parce que boo amul ay éléments mënoo dem yóbbu ordonnance de renvoi boo xam da ngay dem ci tribunal ñuy àtte loo xam yow juge d'instruction sa liggéey dane la boo ci amul loo xam ne élément bu jar àtte la mënoo ko yóbbu ñu àtte ko kon moom li mu mën classé dossier la ne hey déglu naa le gynécologue bi nga xam moo yore l'élément central de l'accusation mu ne ndaw si li mu wax du dëgg kenn yeggul ci moom waaw léegi kon li mën a nekk parce que loolu jugement la xam nga ñu bëri ñoo defe ne jugement c'est devant le tribunal kese mais le juge d'instruction c'est un juge loolu jugement la bu saytoo li lay taqal saytu li lay setal di xool ñaari parties yëpp di xool ba gis ne amul dara la taqal mais décision bi ñu jël jugement la da koy dem retirer c'est un jugement day juger daan ne moom léegi gis na ni affaire bi setal na waaj parce que amul benn élément buy wane ni moom mën nañ koo toppee dara bu boobaa du jar mu yóbbu ko tribunal pour ñu àtte ko parce que amul ay éléments yu ko mën a justifier. mais daan gis nañ maintenant loolu bu amee nag. procédure boobu su ko tëjee. ñu ubbi nag beneen bi ñuy ubbi. kan moo nekkoon mooy ñu xam parce que yéen dina gëm ne lii dañ ko war a enterrer. coow lii dañ ko war a enterrer comme ça ñu bàyyi ñun ñu dee ñoom mujjul fenn. mais loolu xanaa kon Ousmane Sonko mooy porter plainte. mais man bu ma nekkoon à la place de Ousmane Sonko. dama koy def mais moom mooy juger. d'accord mooy juger ndax dina ko defam du ko def mais man famille yi dama leen di digal nañu porter plainte. contre am na ki ci nga sax xam dina porter combat contre X sax lañ mun def pourquoi. parce que ñoom bu ñuy porter plainte amuñu parce que suñu am na nu ñuy defee procédure bi mun nañoo daanu. mais man jàpp naa ne bu ñu laajee seen i avocat mën nañoo porter plainte contre X. mais yóbbu ko jébbal ko le doyen des juges. mais kon est-ce que ñu dem taxaw ñu xool kan moo nekk ci ginnaaw te aujourd'hui nee naa la ko boor boo ko jëlee. mais daam boor boo ko jëlee ba ñëw ci audio bi Mamour bi Adji Sarr enregistré Mamour Diallo mu leer nañ même boobu am na ñu ma doon dégg ñu naan
est-ce que audio bi c'est authentique. non moom yow mi nga bokk nga ci bala ngay dugg foofu noonu waaw effectivement comme plusieurs journalistes parce que audio boobu bi mu génnee ñëpp dañu ne woon quand même. mais léegi lan nga gëm authentique na wala authentique. non day wax rek Saxulaay taal na quoi. est-ce que ba tey c'est vérifié. non lan nga gëm foofu noonu. audio bi c'est authentique. audio bi Mamour Diallo bu leer mooy wax ci audio bi ni Adji Sarr man ak yow dañoo am contrat. yow yaa fekk bi ñu koy installé. non du ma fekkee audio bi boo ko dégloo day leer na. dama ne la vérifier amu ci audio bu authentique la Mamour Diallo dañ koo xam gis nga tey ji mi ngi mel li may wax nii ñi koy enregistré waxuma yéen seen studio bi de ñi koy enregistré buñ ko dee jàllale parce que am na ñu koy def bu may def émission ngay toba caa ñu jàllale ay audio xam ñu ngi koy jël directement ci yéen dëgër nga fit daal mais dama la dëgër fit li may wax du deñ sa baat bii ni ñuy waxante man ak yow kii nga yore téléphone actuellement dañu enregistré émission bi en direct nii bu ko balancé amul non ku ko déglu te xam da ngay xam ne ma ñoon moo dagg Dambou jay wax loolu mooy dëgg nga ne émission bu nga xam te teg nañ condition yëpp pour lu ñuy wax leer na ñi nga xam léegi waxuma la c'est la même chose fee dañoo toog di waxtaan ñu enregistré ko dama la xoolal boo dégloo audio bi da ngay xam ne téléphone bi Adji Sarr buy wax malgré que li mu wax bariwul buy wax mooy gën a leer que Mamour Diallo da koo sori téléphone Adji Sarr moo non man moom mënu ma wax ne loolu mooy dëgg c'est authentique waaw yow nag moom peut-être dama ne la c'est authentique, c'est Mamour Diallo qui parle dans l'audio. D'accord. Et qui a dit que man maay cerveau du gang. man maay cerveau du complot. loolu la wax. mais ci lu leer ci li wax non néewuma la man dama la jàngat bi dafa leer nañ parce que moo ne ko wax may dëgg rek dama ne la moo ne mu leer nañ ci audio bi Adji Sarr man ak yow dañoo am contrat. waaw loolu moo ko wax. contrat kay leer la. moom soo wax na contrat boo waxee xoolal contrat man yow bu ñu amee contrat mooy daa am loo may defal. man tam moom lu ma la defal. waa léegi Mamour Diallo mais contrat mën na moral aussi. waaw contrat moral bu dee moral kay kon jeex na dootul mbirum viol nga ñëw dugg ci ni dama am contrat ak yow mooy ça veut dire que yow waajal gis nga xoolal xam nga loolu lu mu signifie mooy waajal am na ci Mamour Diallo lépp li am dans ce dossier moo ko waajal. d'accord Fatou moom ak gorom Pape Samba Sow mi nga xam ne d'accord na ni recevoir na Adji Sarr 15 jours avant Pape Samba Sow également moom jiiñante na mook Dior Diagne ça veut dire que ñoom ñaar kenn la ci ku ci ne jiiñ na ko moroom waa léegi du ci seen yoon ñoom ba ñuy dem di bindi plainte et puis ñoom plainte boo xam bind nañ ko sax avant lépp bi am donc nii dama ne la xoolal boor boo ko jëlee yëfu cuuna lañ def yàlla nag moo ko leeral gis nga dossier bi damay wax toujours ne Ousmane Sonko na sant bu baax ay waajuram parce que gis nga bëgg a toroxal doomu jàmbur day fekk yàlla ànd ci dañ koo bëggoon a toroxal far mujj torox ñoom ñu ko doon jéem a toroxal loolu mooy dëgg lii dëgg mooy sénégalais bu nekkul di layam yi ak di def yëfu tappale xam nga ne dossier bi c'est un dossier vide boo xam ne ragal doomu jàmbur a taxoon ñu bëgg ko tax yàq deram far malheureusement lépp kàcc yëpp màbb na surtout avec la déclaration du gynécologue le docteur Alfousseyni Gaye qui a dit sans fioriture que kii ñu ma andil moom Adji Sarr benn góor yeggul ci moom te ñàkk na ndawam bu yàgg wax ji féete na alors Dame da nga wax léegi ci say biir kàddu que ne nga ne boo doon conseiller famille yi nga xam te ne nii famille yi nga xam ne ñoo génn àdduna